boo gisee man ci réseaux sociaux yi sama page Facebook sax lancé naa ko benn appel moom Rangou lancé naa ko benn appel li ma ko lancé ci appel dama ko ne yow sama jigéen Rangou comme xaw ma turam su ma xamoon turam dama koy tudd. parce que di tudd ay diminutif rafetul mais dama ko ni bu la àddina jaral yéen nii et que lii nga nekkee nii jaatuwul génn ci moo gënte boo ci génnee te yàlla tax la nga ciy wut yëpp ci alal dégg nga yàlla dana la ko defal feneen fu gën ndax yooyu loolu yàlla moo ko wax ci alquran loolu rek la appel boobu rek laa ko lancé su fekkoon nag moom ci boppam daf ma laaj li nga wax foo ko teg dinaa ko indil benn aaya rek ci lu gaaw nii rek wa man yattaqillaaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min haysu laa yahtasib alquran moo wax ne borom subhaanahu wa taala moo wax ne képp koo xam ni ragal nga yàlla bàyyi dara te yàlla tax wala dugg ci dara te yàlla tax yàlla nee na naa la ubbil foo ko foogewul sax dégg nga kon boo wóoloo yàlla rek bàyyi li nga xam ne lu xaraam la ñëpp xam nañ ko moom tam xam na ko yàlla dina ko wutal wërsëg feneen mais nag àndandoo yu bon ak yàkkamti ak nekk xale mooy tax nga yaakaar ni noo amee baax na mais jigéenu jullit wax dëgg yàlla di futteeku ci mbedd yi ci vidéo yi ñoom dañuy fàtte ni image boo def ci vidéo yi presque mën nga wax ne image éternelle la wax naa ko sama xutba ma ne da ngay faatu sax en tant que jigéen nga bàyyi image yu bon ci réseaux sociaux ñu suul la ay nit di bànneexu sa image te yaa ngi ci sa bàmmeel di ci cliquer di xool sa futteeku loolu ëpp naa def loolu àddina jaru ko kon mais phénomène Rangou bi benn phénomène la nii rek mais fan yëpp gis nañ ko gisoon affaire LGBT gis ngeen ko fi donc bari na ci réseaux sociaux yi bari na fii ay ruq-ruqaat ci dëkk bi yoo xam ni yooyu la ñuy doxal kon day wane crise valeur bi effectivement mais en même temps aussi day wane parents yu bari sàggane nañ léegi seen njaboot ci yar leen te bu may wax yar mooy surtout l'islam saf si sàpp parents yu bari dañuy xont seen njaboot rek léegi dem wuti alal jox boo waxee ñu ne awma temps loolu sax déjà gàcce la ci parent nga ne awma temps boo amul temps sa njaboot temps wulan nga am li ngay wut yëpp ci alal bu fekkee yaa ngi koy wut te sa njaboot a ngi yàqu sa gannaaw est-ce que am na njëriñ. ñu bari ñu ngi wax ne xëy na ndóol moo yóbbu nit ñi ci foofu. ndóol du doyul explication tey am na famille yu bari yoo xam ne fu nekk nii ngor nga fay fekk ba tey ak diine te yoruñ dara presque waaw mais boo demee fekk fa kilifteef fekk fa baay ju baax fekk fa yaay ju baax fekk fa ay xale yu topp ndigal dégg nga yem fi ñu war a yem xale bu jigéen bi yem ci pooj yaayam ni ñu koy waxee xale yu góor yi déggal seen papa loolu kon ci yar la rek ci yar ndool mënul expliquer lépp la preuve sax aussi mooy que gis nga alal ndool sax dafa relatif gis nga bu fekkee ni tey jii am na koo xam ni tey am 10 millions mooy problème am bu fekkee gëmul yàlla wóolul yàlla loolu mën na ko jaral lu nekk te fekk ne am na koo xam ne mi ngi dund ci 100 000 nga loolu c'est très relatif tey ji bëri na jigéen yooyu ngay gis noonu bëri na ci koo xam ne mi ngi yor appartement mi yor otoom di dem di Dubaï ñëw ba tey di dugg ci lu araam ba tey parce que ba tey mi ngi bëgg benn train de vie boo xam ne teg na bët xëy na beneen jigéen jàpp ne kooku waru ko raw wala am na daal benn tonto bu ñàkk fayda bu koy jox xaalis facilement moom muy jël donc ndóol c'est trop facile donte woon nag ndóol mën na cee bokk parce que nit bu demee ba amatul lu mu mën a jox njabootam njaboot boobu mën nañoo tasaaroo parce que tey jii c'est vrai boo duggee ci banlieue yi ak yenn quartier yi di nga gis ay xale yu góor yoo xam ni seen kër copain la ñuy fanaan ndax ñàkk fu ñu tëdd seen kër parce que seen rakk bu jigéen moo fa nekk wala kii mënuñu bokk moom nekk bu xasee ba génn dem di fanaani feneen cela veut dire que léegi féete na di ànd ak ay nit parce que fa muy fanaan di fa yeewu foog mu duggante ak ñoom kon loolu mën na ko expliquer promiscuité ba noonu mais en tout cas parents yu nekk war nañ gën a góorgóorlu ci wàllu boobu mais aussi état bi effectivement gën a toppatoo politique jeunesse bi mais itam gën a toppatoo am na loo xam ne brigade des mœurs moo koy régler parce que am na loo xam ne ni ma la ko waxee du affaire ndóol mais affaire bëgg xaalis la mu jaral la di futteeku brigade des mœurs am na ay loi attentat à la pudeur am na fi yooyu yëpp ñu gën ko corser. surtout ñi nekk ci réseaux sociaux yi di saaga yenn kilifa diine yi. waay mais am na si ñoo xam ne sax da nga naan sax ñii lan moo leen dal ñooñu war nañ leen identifier repérer leen man mi am naa ci par exemple benn cas boo xam ni dam waxtaan naa ci commissaire bi mu ne ma defal déclaration ñu jël numéro téléphone am suivre ko parce que dafa photo benn xale bu jigéen bu ndaw yónnee ma ko ne daf ko bëgg a takk ma xool ko niru ma daal xale bu ndaw ba pare mu may wax yeneen wax yu xaw a sama xel dalul ma dem expliquer ko inspecteur mu ne ma defal déclaration donc nit ñi tamit nañuy dénoncer saay-saay yooyu dafa yomb daal làqu ci benn clavier di saaga kilifa diine yi di saaga ku la neex ñooñu baaxuñ ci réew
mais ni mel noonu nag wax dëgg yàlla loi rek moo mën a dal ci seen kaw. moo mën a dal seen kaw Imaam dañuy xëy na ñëw ci suñu xëy na laaj bu mujj ndax xëy na temps bi amul Imaam ci yéen waxtaankat yi. yéen boroom xam-xam yi souvent waroo dafay xaw a am ci yenn addis yi xëy na yenn interprétation yi du wute ba yenn saa yi ñi nga xam ne xëy na jànguñu sax ñu jàpp ne xëy na lii moo ci ne alors que lële moo ci waroon am si ñàkk déggoo wala ñàkk interprétation yi nga xam ne sax dafay faral di am si yéen boroom xam-xam yi feeñ na sax sa diggante ak ku ci mel ni Iran Ndao loolu lan moo koy waral ndax da nga jàpp ne xëy na am na loo wax sànq am na ñoo xam ne dañuy wax pour lu neex doomu aadama. waaw yëpp mi ngi ci mbiru doomu aadama dafa yéeme démb rek samedi rek maa ngi woon ci benn émission ci Touba TV. thème bi xam nga lan la woon le discours des religieux ñu dugg ci yooyu yëpp noonu ñu bëri insisté nañ ci wane ni tey jii lu tax ñenn ñi ne dootuñu sax déglu imaam yeeg ustaas yi parce que soit li ñuy wax amul solo intéressé wul nit ñi soit. li ñuy wax affaire par parloo la wala wax pour neex ay nit. di waare chaque jour. voilà waaw mais waare justement gis nga pour mu dugg ci xolu nit ñi il faut que mu ngay wax te yàlla tax ngay wax te yàlla tax booy wax te yàlla tax doo seet lu naqari nit doo seet lu neex nit da ngay wax lu yàlla tax nga teg ko ci yoon teg ko ci xam-xam mu ngoog mais nag ñi nga xam ne dañuy wax. pour siiw wax pour am ñoo xam ni dañ leen di woo xaritoog ñoom di leen jox wax tamit pour am ñoo xam ni da nga leen a contre moo tax ngay wax yu mel noonu day yàq wax bi parce que wax ci lislaam dafa war a tegu ci dëgg wax tamit tuddee ko masla ba doo wax dëgg loolu tamit amu ci lislaam dañ ne wax bi na rafet mais newuñ la nga wax lu dul dëgg pour ne damay rafetal kon loolu moo koy indi su ko defee nag boroom xam-xam yi ku nekk fa ngay tibbee dégg nga am na yoo xam ne ñoo bokk fi ñu ko tibbee ñoom ñëpp am na téere yoo xam ne ñuy jàng lislaam yëpp jàng nañ ko mais tamit ku nekk ak sa góorgóorlu aussi day joué comme ci jàng xam-xamu tubaab nii yow mën nga jàng physique chimie yàgg benn étudiant ak sa morom nga wuti ay anal wuti yeneen kii raw ko donte woon base yi yéen a ko jàng ci lislaam tam noonu la boole ci même islam bi tam dafa am généraliste ko base yoo xam ne ñëpp ko am mais nag ku nekk fa nga gën a géeju dafa am loolu tam baax na xam su ko defee wute aussi mën na am parce que selon téere yi nga jàng ak tamit li la convaincre mën na convaincre borom xam-xam bi bañ a convaincre kii kon loolu le fait que ñu wax ko mu am divergence moom laay wax ni souvent loolu moom dara newu ci au contraire day wane ni naxuñu kenn parce que tey fekkoon ñun ñëpp tey borom xam-xam dañu juboo di wax la même chose cela veut dire que peut-être mën na am problème mais l'essentiel mooy ku nekk la ngay wax mu am tegtal ba ñiy déglu jëfandikoo seen xel ku nekk jël li la gën a convaincre loolu dara newu ci léegi nag su ko defee bu wutee amee tamit il est vrai que islam may nañu borom xam-xam comme yow nga dégg ko mu wax loo xam ni jaaxal na la soo amee contact am wala foo ko mën a fekk wala nga woo ko ngeen waxtaan ci su ngeen ci waxtaanee ba juboo ci baax na su ngeen ci jubóowul tamit am nga droit yow tam joxe sa xalaat parce que da nga jàpp ne nit ñi dañu am droit ci dëgg kon doone rus naa kii am naa kersa ba tax du ma wax teew nga jàpp ne li mu wax erreur la te yenn saa yi moom ay position publique yoo xam ne nit ki da koy jël yoo xam ne yow da ngay jàpp ne lii c'est dangereux par exemple li ngay wax cas bi ma wax ak Iran Ndao dama gis ne li mu wax ci affaire Noël dama gis ne c'était dangereux ñu bañ koo jubbanti ndax day tax xale yi jàpp ba tey ne Noël seen yoon a ngi ci te ñëpp gis nañ xale yi Sénégal fii jullit ni ñuy feete Noël ay baal ak ay caaxaan ak ay bàkkaar yu bari moo ci aju loolu moo tax ma defoon boobu sorti après nit ñi c'est à eux de voir li ma wax est-ce que teg naa ko ci xam-xam wala est-ce que li mu wax ci leneen tegu moom tam li mu wax ñu seet ko donc ci wàll boobu nit ñi pour man waruñu ragal dégg borom xam-xam yi ay wuute l'essentiel nañu teewlu rek ba jël liñ jàpp ne mooy dëgg ni ko alquran waxee allazina yastami'una qawla fa yattabi'una ahsana ñi déglu wax bi te tànn la ci gën a rafet. la ci gën a rafet sama laaj bu ñu mujj nag imam dafay dem ci wàllu démocratie gis nañ aar lu ñu bokk xëy na bokkoo ci génn nga ci kuréel gi mais dañoo nemmeeku fan bi ñu génn dañ doon def benn porte à porte. ñu téye ci ñu bari ku ci mel ni ay Malal Talla ak ñoom Aliou Sané ndax xëy na tey démocratie war na mën a xañ nit ki liberté mu war a def mu dox porte à porte comme ñoom niñ ko gisee woon ba xëy na tey police daal di leen teg loxo ci loolu. man kay loolu bi ma ko déggee jaaxal na ma trop
maintenant tout dépend de loi lan la ci wax mais je sais que ni ay flyer moom tous les jours nga gis nit ñi di ko joxe ci mbedd mi fii rien que pour publicité da ngay dox léegi dugg taxi wala nga kii ay xale ñëw jox la et cetera toujours dama koy gis flyer yi ñoom seen parti politique yi dañ koy joxe bu ñuy def ay meeting wala yeneen dañ koy joxe muy parti au président muy yeneen parti toujours dañ koy def donc lu tax ñu jékki-jékki rek di jàpp ay nit nax rek flyer parce que flyer forcé woo kenn da nga ko naan nii su ko neexee mu jël su ko neexee mu bañ a jël léegi nag est-ce que ñoom dañoo xool flyer bi mu am ci loo xam ni loolu mën na nekk bu fekkee ci flyer bi nag dafa am contenu boo xam ni day wootee loo xam ni loi bi da ko tere loolu am nañ droit tere leen ko mais dégguma ba tey ñu wax ma flyer il paraît ñoom ci flyer bi dañuy wax xaw ma affaire pétrole bon gisuma ko nag bu dee loolu la kon nag jaay doole mi ngi commencé am loolu moom baaxul ci réew mi parce que ñi fi nekk tey toujours dama leen koy wax ñi fi nekk tey démocratie bi leen permettre ñu nekk président nañu nekk gor ba warmaal ko parce que am na nu mu doon demee ñoom duñu mës a accéder au pouvoir kon tamit nañu warmaal démocratie bi lépp loi bi permettre citoyens yi def ko citoyens yi nañu respecté ni ko loi bi waxee loolu tamit ànduma tam ci ñuy wax ne oui constitution moo ñu permettre ñu ñaxtu ak ñu xaw ma lan rek nu ñu neex lañ koy defee déedéet constitution bi tam lu mu teg am na nu mu ko réglementé parce que bu dul loolu imaginez bu fekkoon tous les jours ay nit taxaw sa buntu kër ne dañuy marche nga bëgg a génn sax ñu ne non xam nga kon loolu taxul ñuy wax dañ ko war réglementé il faut nga jaar fii pour bañ a yàqal kële et cetera mais ci principe bi daal nañu respecté loolu chance Sénégal la bokk mooy bàyyi nit ñu ñaxtu te bëri na réew yu tàkk bañ leen bàyyi ñu ñaxtu wax lu ñu xalaat moo ko indi te président dëgg fekkee bëgg nga defar sa réew dëgg waroo ragal ñaxtu parce que ñaxtu ñaar rek moo ci mën a am man toujours loolu laay wax xam naa pouvoir nag mooy def loo nit mooy nit ki ñaxtu loo xam ni dëgg la àq la bu mu war a am mën na am sax say ministre doon lu ko nëbb nga ne dégg naa leen naa ko faj sama kéem kattan soit ñu ñaxtu loo xam ni du dëgg nga def communication daal ne li ngeen wax du noonu prix bi lii la lii ak lii na demee mais kon ku bëgg a defar bonne gouvernance waroo ragal ñaxtu kon nag vraiment nañu éviter di merloo nit ñi ba nit ñi dem ba li ñuy wax rek egg fii nit ñi bu ñu eggee fii nag après ça va dans tous les sens gis nañ yéen réew yi ni mel loolu gënul ci réew mi